mbokk yi dalee nag jàmm ci seen émission stop coronavirus tey jii dañ ci ànd ak Moustapha Mbengue jiite union régionale des mutuelles de santé communautaire bu Dakar Moustapha Mbengue nuyu naa la. waaw Ndeye Rosalie ñu ngi lay nuyu. di nuyu auditeurs yëpp. waaw nga jiite union régionale des mutuelles de santé communautaire bu Dakar ndax mën nga xamal askan wi mutuelle yooyu ci lan la ñu yëngu ak lan mooy seen njëriñ ci askan wi. voilà merci loolu dinañ ci sawar a tontu parce que union régionale des mutuelles de santé communautaire de Dakar dafa nekk kuréel boo xam ne moo ëmb mutuelles yi nekk ci région de Dakar yëpp mu doon 86 mutuelles de santé ndax état politique bi mu définir pour jàppale ko population yi ci seen wàllu wér-gu-yaram dafa am ñaari axe yu mu tànnoon bu njëkk bi moom mooy fexe ba nga xamante ne ñi am yenn feebar yi te faj ba metti loolu état dimbali leen jàppale leen di leen ko jëlal en charge mooy dégg politique de gratuité ñi am césarienne jigéen ñi ñu war a bu ñu ëmbee war a wasin te ñu war leen opérer état jël ko en charge ñiy def dialyse plan Sésame pour mag ñi ak xale yi juddu ba ñuy am juróomi at état jël leen en charge pour yombal seen faj dimbali leen ndax taux de mortalité wàññeeku waaye nag mu ne damay teg politique santé boo xamante ne damay teg jaarale ko ci mutuelle de santé muy kuréel yoo xamante ne dañ ko samp ci gox gi ñu jege askan wi loolu ñu ne commune bu nekk nañ fa teg lu mu bon benn mutuelle de santé ndax nit ñi bu ñu feebaree mën a faju ci njëg bu yomb mutuelle yooyu nag moom ci politique couverture maladie universelle moom la ñu teg ci askan bi yépp commune bu nekk lu mel ni Dakar tey département bi 19 communes la am ñu def fa 34 mutuelles Pikine 16 communes la am ñu def fa 26 mutuelles Rufisque am 12 communes ñu def fa 16 mutuelles Guédiawaye 5 communes la am rek mais def nañ fa 11 mutuelles loolu nag boo ko gisee mooy kuréel la boo xam ne da ngay natt sa morom natt ku ci feebar ñu mun la faj ci njëg bu yomb mais état dafa ne da ciy dugal loxoom ndax boo nattee juróom-ñaari téeméer muy 3500 état tamit da lay cotiser juróom-ñaari téeméer te ku bokk ci mutuelle de santé yi boo feebaree war a faju loo war a fay dañ koy xaaj juróomi xaaj mutuelle bi mooy fay ñeent yow nga fay benn te faj bi mu ngay ko déparé ci poste de santé centre de santé ba hôpital 80% mooy benn xaaj rek ngay fay comme li fonctionnaire yi amoon loolu la ñu defaral askan wi yamuñu ci loolu ñu ne garab yi nga xamante ne da nga koy soxla foofu tamit ci béréb yooyu noonu lañ koy fayee ñeenti xaaj bi ñun ñoo koy fay yow nga fay benn xaaj waaye bu dee dañ la bindal nag ordonnance muy pharmacie ak lépp luy structure privée ndax am na mutuelle ak union yu signé ay structure privée bu boobaa dañ koy xaaj ñun ñu fay genn wàll nga fay genn wàll politique boobu daal ndimbal la bu jëm ci askan état bi jaarale ko ci mutuelle de santé bi ñu koy teg nag dañ ko jaarale woon ci préfet sous-préfet yi ba ci maire yi ñu oo population yi xool association yi délégué de quartier imam yi ñu waxtaan ci jël kuréel boobu mu doon ay kuréel yu démocratique nit ñi waxtaan teg ay comité d'initiative mutualiste ñu sensibiliser quartier yi nag ñu soog a def assemblée générale askan wi tànn ñi leen di jiital donc ñun ñii tey ŋànk mutuelle yi ku ci nekk mutuelle ba nga nekk sa waa gox ñoo tànn def sa assemblée générale fal conseil d'administration fal bureau tey nag ku ci bokk ku ci nekk 1000 francs ngay joxe adhésion yow borom kër gi natt juróom-ñaari téeméer benn yoon ci at bi képp koo njabootee mindaan la jànq la mbokk la ku mu mënti doon juróom-ñaari téeméer lay joxe benn yoon ci at bi rek boo ko joxee ab diiru 1 mois ngay toog muy délai d'observation ndax dañuy bañ nit xaar ba feebar nag di soog a ñëw ndax loolu tamit day mun na ndërmelloo mutuelle bu loolu amee rek boo feebaree war a faju loo war a fay rek comme ni ma ko waxoon sànq dañ koy xaaj juróomi xaaj ñun ñooy fay ñeent nga fay benn mu doon politique bu am solo pour dindi li ñuy wax barrière financière parce que Ndeye Rosalie ministère dafa teg poste de santé centre de santé hôpital muy bérébu fajukaay loolu la ñuy wax secteur de l'offre kuréel yaa ngi population bi nag nekk nii doxoon li dox seen diggante mooy am xaalis boo mën a fajoo ndax xam nañ ne faju dafa cher ñu ne nañu teg mutuelle de santé mu dindi barrière financière boobu donc day créer accessibilité financière yombalal askan bi ba ki loxoom jotul ci digg gannaam bu xalaatoon bu demee l'hôpital li ñu koy laaj du ko am bu xamee ne bu bokkee ci mutuelle lu mu war a fay dañ koy xaaj juróomi xaaj ñun ñu fay ñeent moom mu fay benn masalan bu waroon joxee juróomi téeméer lay joxe ñun ñooy fay ñeenti téeméer bu doon juróomi junni donc lay joxe ñun ñooy fay ñeent yi te dama ciy faral di jox exemple échographie ñëpp xam nañ ne dafa cher ci jigéen ñi tey ku bokk ci mutuelle bi échographie boobu nekk ñetti junni boo bokkee ci mutuelle bi yaa ngi joxe juróom benn téeméer kon masalan jigéen bu ëmboon tey war a def échographie ca commencement ba
bu demee ba ca digg ba war a defaat dem ba ca fin ba war a muy ñetti échographie muy 45 000 su nekkoon ci mutuelle bu ci nekk 3 000 lay joxe muy 9 000 ci ñett yi donc daal noonu lañ ko defee bu dee analyse bu dee rajo même boo hospitalisé woon sax bu nekkoon 250 000 muy juróom fukki junni jàppal ne fukki junni ngay joxe ñun ñooy joxe ñeent fukki junni donc daal loo xamante ne war nañ ko gën a siiwal askan bi ñu xam ne. am na lu fi nekk ci seen gox seeni njaboot yore ko. te ku ci dem ci poste de santé wala centre de santé di nga am information foofu ndax mutuelle yu bëri sax seen siège fa lañ nekk ñoo nga ci biir quartier ba ci mairie bi wala ci poste de santé centre de santé waaye am na ñeneen ñu am siège natt noonu daal lañ ci bokkee photocopie carte d'identité ñaari photo bu dee xale extrait de naissance ñaari photo ñu def ko loolu nag yemuñu ci dañu lancé li ñuy wax CMU élève ne tey faju askan wi tey wane na ko dañ ciy war a dugal suñu loxo bu baax ñu ne nañu defar CMU élève muy carte boo xamante ne ñaari nattukaay moo ci am ñi néew doole ñu ne leen carte 1000 francs yi boo ko joxalee sa doom at bi yëpp poste de santé centre de santé lu mu war a fay ñooy fay ñeent moom mu fay benn comme na ma ko waxee woon waaye bu dee hôpital nag consultation rek la fay am waaye bu xale bi nag nattee juróom-ñaari téeméer comme li ma wax ku bokk ci mutuelle li mu am rek loolu lay am. lancé nañ seemi daara fa laay daanelee tamit carte boo xam ne pour ndongo daara yi yombal seen faj donc daal ñu ngi xool nan la ñuy fexee ba gën a jege askan wi. ba yombal leen seen faj ñu mën a fegu faju ci njëg bu yomb. waaw kon nag leer na ni ñu ko expliqué yombal askan wi seen faj waaye dañu dugg ci jamono joo xam ne jamonoy mbas la Covid 19 mi fi nekk kenn waxatul mbirum faj prévention la ñuy wax riposte est-ce que mutuelle de santé yi ñoom dugg nañu ci riposte bi wala fa ñu newoon rek maanaam nga natt feebar ñu faj la foofu la ñu yem wala ñu ngi dox ànd ak jamono. waaw gis nga nag jamono sax daf ñu cee fekk ndax bokk na ci suñu ay mission moo tax ma wax fegu faju ci njëg bu yomb ci fegu bi prévention promotion dafa bokk ci mutuelle de santé moo tax ñun dañu am ay programme yoo xamante ne dañuy def ay journée de consultation dañuy def ay visite à domicile dañuy def ay dialogue communautaire di sensibiliser nit ñi ci santé ndax wér-gu-yaram yaa ngi koy toppatoo balaa feebar di la dal moo tax programme yi nga gis programme élargi de vaccination tuberculose paludisme ak yëpp mutuelle yi dañ ciy sensibiliser ndax ndéroseli koo xam ne bu feebaree yaa koy faj kooku moom da nga war a góorgóorlu ba mu bañ a feebar moo tax ñu ngi ci programme prévention yooyu SRMIA sax lu ñuy wax centre de la reproduction pour les femmes ñun dañ ci ànd lëkkaloo sax ak aptu USAID di ci def programme bu am solo moo tax mbas bi mu ñëwee ñun bokk nañ ci kuréel yi ci njëkk a jóg ndax dañoo lëkkaloo askan bi képp ku bokk ci mutuelle de santé boo feebaree da ngay jël sa carnet ñëw ci siège ba indi ko ne dama bëgg a lettre de garantie pour dem hôpital kon xam nga ñun war nañu protéger suñu siège. ndax bokk na béréb bi nga xam ne ku feebar fa lay war a njëkk a dem. ku bokkul ci mutuelle boo feebaree da ngay dem ci poste de santé wala centre de santé waaye ku bokk ci mutuelle da ngay ñëw jël lettre de garantie moo tax li ñu njëkk a def mooy fexe ba suñu siège ñu def fa ay lave-mains def fa alcool gel commencé nag def information di sensibiliser nit ñi donc on a fait beaucoup de choses donc mën nañ ci waxaat ci loolu. Beaucoup de choses boobu laa bëgg comme nee nga impliqué wu ngeen ci riposte Covid 19 bi ci est-ce que ci sensibiliser ngeen yem wala parce que de toute façon ñi cotiser bu leen feebar bi daloon tamit tey jii. du ñu ñëw duñ leen sax may jotu ñëw jël carte pour dem. parce que loolu beneen domaine la léegi ci wàllu santé communautaire nan ngeen soobuwee lan mooy seen stratégie pour xeex Covid. bon la première stratégie parce que Covid bi bul fàtte ne nan lay dalee nit signes yi njëkk am ay yaram bu tàng mu mel ni grippe ay boobu buy metti put buy metti yooyu d'habitude nit bu ko amaan danaan xaaral rek ma dem hôpital dem faju ji bu dee ko am. bokk ci mutuelle day dem outil lettre de garantie parce que moom jàppul sax nag Covid la am. ndax gis nga ñu mu dal ñoo xam ne xamuñu ko woon moo tax. sensibilisation ñun bi ñu njëkk a def mooy def ay caravane de sensibilisation gis nga tey département Pikine def nag ay caravane de sensibilisation ñu dem ci marché yi dem ci koñ yi dem ci garage yi dem nañu sax ba jël ay masque defar ko jox ko IA bi inspecteur d'académie loolu telex yëpp wane na ko pour ne dañuy ñëw jàppale leen joxe ay lave-mains Géejawaay moo ci njëkkee def na tamit ay caravane de sensibilisation li tax may wax yooyu mooy ñun ni ñu bindee la mutuelle de santé dañu nekk ci gox-goxaan yi communes yi ñu dajale leen nag ñoom ñëpp dans chaque département mu tuddee ko union départementale et union boobu moo yore sax faju hôpital après xam naa ne dinaa ci dellu ci mais li ñu defagum ci caravane Tëngéej def na ko
Pikine def na ko, Guédiawaye def na ko, Dakar def na ko, te ñu ngi waaj a sax defaat beneen programme. léegi liñ ci defagum léegi mooy dañoo aar suñu ay béréb ba nit bu fa ñëwee du fa mën a jël feebar, waaye tamit duñu ko mën a indil ndax def nañ fa lave-mains, def fa alcogel, jël précaution yépp ba nga xamante ne tamit foofu ay nit di ñëw di jaabante dina wóor, am sécurité. ñu def ay caravane de sensibilisation, mais yemuñu ci, dañu dem ci daara yi. ñu on a participé activement et ci rajo laa koy waxee, ci dem ci daara yi waxtaan ak sëriñ daara yi, jox leen ay lave-mains, image yaa ngi fi, jox leen ay alcogel, expliquer leen mbas bi ak nu ñu war a téyee xale yi. dem nañ ba centre Clark Sacré-Cœur, madame maire de Dakar maa ngi koy, la mairesse maa ngi koy remercier, ñoo ci àndandoo. xale yi ñu fa yóbbu woon sax ñu jëlee leen ci mbedd bi, ñun ñoo jël ay t-shirt sax jox leen, ville de Dakar indi ay lekk jox leen. on a fait des daara comme ay Bopp, Cité Bissap et autres, et dans tous les départements ñun dañu njëkkoon ciblé ne nañu dem ci daara yi, dañu dem ci béréb yi nga xamante ne miin nañ ko, parce que mutuelle de santé chance bi ñu am mooy dañuy liggéey ak acteurs communautaires yi. suñu ay conseil d'administration, bàjjenu gox yi, relais, délégué, imam de quartier ñu ngi ci. donc la sensibilisation foofu la ñu njëkkoon jël ne ñun nañu lëkkaloo suñu doole ñu dem waxtaan ak nit ñi. donc caravane yi baax na, action yi ñu def ci daara yi bëri na, mais après nag dañu toogaat xool bi état ne day tijji école yi, ñu ne nañu xool en dotation de masque, en lave-mains lan lañ ci mën a apporter, et ça également on l'a fait. ci nag dernière phase bi la ñu jàpp ne il est temps ñu lëkkaloo. Ndeye Rosalie, man jàpp naa ne la solution est dans la jonction de force, une synergie de compétences complémentaires. ñun mutuelle de santé donte faj askan bi yombal leen moom moo ñu tax a jóg, waaye dañoo lëkkaloo ak bàjjenu gox yi relais. tey Bétir Samb ñëwoon na fi démb. dañu am convention, am accord ak ñoom pour def ay caravane de sensibilisation. tey rek ñoom ñu ngi woon Wakaam ak suñu waa mutuelle de santé bu Wakaam bi, Ngoné Sarr ñu koy féliciter. et ñu lëkkaloo ñoom, lëkkaloo waa Croix-Rouge, ñoom Sonko, ñoom Jow, maa ngi doon waxtaan ak ñoom bu ma fi jógee dañu war a am séance de travail, parce que ñoom suba ci webinaire bi ñu ngi nekk ci formation 100 000 étudiants yi. dañu lëkkaloo waa Croix-Rouge, lëkkaloo réseau acteurs communautaires, dañu lëkkaloo diplômé en santé communautaire. foofu dama fay taxawul seetlu, dañu dem fekk leen Senef soo waxtaan ak ñoom ne leen yéen a yore diplôme, yéen a yore xam-xam santé communautaire, bëgg nañu def, bëgg nañ ci jàpp, waaye feebar bi tamit du lu waay wax jóg wax. les messages dafa am solo, ñuy relayer les bons messages dafa am solo tamit, ñu xool ban approche la ñuy am, ndax ñuy dem sur le terrain war nañ leen protéger. et war nañu tamit bu ñu demee ñu wax nit ñi ci mesure barrières yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko, waaye au-delà de ça transmission communautaire bi jaaxal nit ñi yëpp, lu ko mën a war freiner. donc ma leen ciy remercier, muy ay xale yu jàng yu xarañ, ñu ngi ci district yëpp nag presque, Dakar en tout cas département ñu ngi ci ñetti district, te ñoom ñoo nekk SNEIPS di renforcer sax le centre d'appel. et seen coordonnatrice Dieynaba Mbaye sànq rek ñu ngi waxtaan, ku mel noonu xam-xam bi ma dégg ci ñoom ñu wax ko, programme yi ñu am lëkkaloo ñun pour def ko ak yeneen programme yi ñu def nii, c'est important askan wi jot ci loolu, parce que santé communautaire dafa nekk lu sensible. am na ñu jóg pour defar, mais seen message tamit mën na bañ a jàllee noonu. xam nga déggoon nga ñu ne vivre avec le virus, loolu pour man du message, slogan la, mais c'est lourd à consommer. dañ ko war a décortiquer. waaw dañ ko war a décortiquer. loolu ñun am nañ ci ay xalaat, am nañ ay messages yoo xam ne préparé nañ ko pour loolu, parce que tey suba dañuy dem rencontrer waa ville de Dakar pour finaliser. on a un accord ak ñoom pour def caravane 8 caravanes dans le département de Dakar. ay caravane de sensibilisation la, mais dañu def ay affiches yoo xamante ne dinaa la ko wan wala ma génne ko commenter ko un peu, parce que li ñu jël au lieu ñu yem ci geste barrière yi rek, dañ ci visualiser tout ce qui est possibilité de transmission communautaire. nit ki dem ci coiffeur bi mu xam ne tey war nañu ñaax ñi am salon coiffure ñuy désinfecter seen appareil, teg fa alcool ku nekk ñëw raxasu, et ñu jël matuwaay ba nga xamante ne tey problème boobu du am. ci marché yi ko ciy dem distanciation sociale da nga ko war a respecter, da nga war a raxasu. donc le dispositif de lavage ak yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel ci ñiy jaay ñiy jënd pour protéger tout le monde. loolu dafa bokk ci activité yoo xamante ne def nañ ko. dañu jëlaat également xool li ñu gis ci bus yi, li ñu gis ci car yi,
parce que bu ñu nee activités yi nañ ko reprendre nañu veiller à ce que gare routière yi ci transport nga ne damay dugg ci kaar yi de mënul ñàkk. waaye dama ciy dem bu dee yitte la ma fagaru raxasu takk sama masque yore sax sama alcool gel su ma wàccee ci oto bi amuma lu ma raxasoo mu mën a nettoyer dinaa protéger sama bopp protéger sama askan parce que foofu la ñu toll donc les images yaa ngi koy gis nii. dañ ko jël defar ko muy affiche yoo xamante ne yu bees la te liñ ci jublu mooy nit ñi xam ne ci lii mën na ci jëlee mbas mi. kon loolu dafay am solo ci transmission communautaire nit ñi teg seen bët mën ci duut baaraam ne lii kat ndekete war naa cee bàyyi xel. kon slogan apprendre à vivre avec le coronavirus dafa am lu mu war a àndal. waaw dafa war a am lu mu war a àndal pour man pour ñun sax laay wax parce que li ñuy wax nii dañu ko toog waxtaan parce que chance bi ñu am. mooy tey su ma jëlee mutuelle de santé yi professeur Ndiir nga xamante ne formé na fi médecin yu bëri du ma tudd seen tur ñoo xamante ne ñoo nekk sax ci Covid bi ku ko xam ci parasitologie xam ne monument la ci. am na ci sax université bu mu ci am docteur Awa Hélène qui a eu à exercer des responsabilités dans ce pays ba nekk à la retraite ñooñu ñëpp dañu jiite ay mutuelle docteur Ismaïla Thioye donc kon c'est pour dire que vraiment dans nos CA et autres là dañ ci am. ay ñoo xamante ne xarañ nañ te li ñuy def moo tax ñu ne ñun li ñu bëgg actuellement ci deuxième phase bi mooy caravane de sensibilisation bi baax na de ñu ñaax nit ñi waaye dañu bëgg a def focus quartier sur les points chauds zone yi nga xamante ne gis nañ ñu bari na ay cas communautaire bari na transmission district yi nga xam ne bari na foofu ñun ñu ñëw Croix-Rouge ñëw waa santé communautaire ñëw tey jii ñu jël réseau acteurs communautaires yi ñëw ñu ànd ak waa ville de Dakar ñu ñëw dem foofu def fa sensibilisation sur le terrain def fa ay activités yoo xam ne yu pérenne mais mobiliser les ressources locales parce que fu ñu dem bu dee ñun ay nit ñoo ñëw sensibiliser dem te organiser wu ñu fa nekk pour ñu pérenniser activités yooyu ak action yooyu dafay des foofu ñu former nit ñi maa ngi doon discuter ak suñu partenaires yi ne leen dañu bëgg ñu lawal formation yi foo dem am na ay comité local mais comité local yooyu webinaire mi ngi fi am na ay séances également yu ñuy def comme ñun réunion yu ñuy def actuellement ñëpp ñu ngi koy def à travers le web et autres groupe WhatsApp yeeg yu daayira ñu former leen à distance ku ci nekk jël sa matukaay ñuy jàllale les bons messages dina tax ñu éviter fake news dina tax tamit la fausse protection bi am des fois nit ku yore masque yenn ko suba ba ngoon bu koy dindi jàpp ci masque bi téye te masque boobu moom moo censé protéger la. loolu wala protéger keneen ki ni ñu koy dindee ni ñu koy defaree ni ñu koy utiliser loolu tamit yu ñu war a di waxtaanee la te gis nañu tamit benn relâchement bu am ça il faut le reconnaître. ci askan wi depuis ñu jàpp nañu am na ay mesures d'assouplissement ak yooyu yëpp mais dañu ne fu ñuy dem dañuy jël les chiffres. par exemple dem district ouest ñu xam ne am na plus de 600 et quelques cas xamal ne lii moo fi nekk le danger il est là il est palpable moo tax pour man même dans la communication baax na de mais war nañu sénégalais dafa am lu mu tàmm Ebola dañ koo gis ñu teg ci suñu bët ci ay quelques cas rek. ñëpp tiit ku ne jël sa matukaay bii nag pour man. les indicateurs yenn yi bari na yoo xam ne war nañ ko mën a partager mais loolu xëj na am na ñu gën a indiquer pour def ko mais daal ci li ma mën a wax mooy ñun mutuelle de santé ñu ngi fi mais dañuy ñaaxaale tamit askan wi ne leen Covid 19 mi ngi fi de waaye nag bu mu tax ngeen daw bérébu fajukaay yi di yar feebar ndax ki ñëwal boppam ñu faj ko moo gën ki ñu gàddu jël yóbbu ko. te bu boobaa day gën a diis waaw. te dañu war a lutter contre les maladies chroniques et li ñu remarqué. mooy structure de santé yi yu bëri fréquentation bi dafa wàññeeku ndax nit ñi dañuy dem ba ragal dem ca beneen bi si des Ndeye Rosalie bu mbas mu day nii amee ci réew ñu ne tey jàpp nañ ne jafe-jafe dina am ci dund bi comme jafe-jafe dund dina am jafe-jafe faju kon assurance maladie à base communautaire bi mutuelle de santé yi yore pour yombal faju nit ñi jàpp naa ne tey jii la ci nit ñi war a gën a dugg ndax lu tax dañu nar a jëm ci contexte boo xam ne ressources yi day wàññeeku difficulté financières yi day bëri kon feebar faju mun na gën a jafe. et kon bokk ci mutuelle de santé day doon lu gën a am njariñ te crise bi wane na ne di wér-gu-yaram moom la ñu war a jiital ci lépp. moo tax ñuy ñaaxaat autorités yi. wane na tamit ne santé communautaire dafa nekk à la base de la santé de façon générale.
justement la santé communautaire je pense dafa feebar bi daf ñu delloosiwaat. mu delloosiwaat doomu aadama ci place am mais wane ne tey santé communautaire ñan ñoo ci nekkoon programme yi nga fi gis yëpp sensibilisation ñu ko doon def acteurs communautaires yi ñan ñoo nekkoon ci faju askan wi pour yombal mutuelle de santé mais bi mbas yi amee li ñu njëkk a seetlu mooy dañ ko gérer woon ci kaw nag nañ ko wax wax dëgg yàlla. Centralisation boobu ñun bañuñu ko de ndax kilifa yi ñooy def au plan stratégique orientation yooyu yëpp wàccee ko au niveau régional mu wàcce au niveau départemental mais jàpp nañu ne la riposte elle doit être communautaire elle doit être locale lu tax parce que loo xamante ne doomu aadama bu nekk daf ci am une responsabilité individuelle balaa responsabilité collective di am kon kat war nañu ñaax ku nekk nga xam ne man maay aar sama bopp mais maay aar sama njaboot aar sama askan ndax loo xam ne boo ko laalee mun na ñëw lor sa njaboot lor sa dëkkandoo kooku nit ki daf ci war a jël conscience moo tax acteurs communautaires yi nga xam ne xam nañ seen gox-goxaan maîtriser nañu vraiment la sensibilisation kon ñooñu dañ leen war a jiital il est heureux et il n'est jamais trop tard que président wax ko le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy féliciter di ko remercier également parce que loolu moom mooy àdduna nit da ngay dox nga xam ne tey faw ñu dem beneen pas tey jii li ma jàpp ci mesures yi xam nga mooy lan état dafa responsabiliser la communauté dafa responsabiliser acteurs communautaires kon ñun tolluwuñu ci wax ne lii doxul xam nga lan la ñu xool actuellement la solution c'est quoi mooy les maires ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk seeni commune gox-goxaan yi dañu war a lëkkaloo am acteur communautaire dooleel leen comme nañ ko doon defee ci ceeb ak diwlin nag yooyu yëpp parce que mbas mi nag tamit du feebaru xiif du feebaru xiif loolu nag mun nañu jël comité yooyu ñu doxalee ko nu ñu yaakaaree na moo gën waaye bu dara desul nag prise en charge feebar bi waxtaan nañu jiital nag ñi nga xamante ne ñoo ko daan def nit ñi xam leen ko ñu am le privilège de travailler quotidiennement avec les populations xam tamit fu ñu leen di jaar xam nga loolu daf ci am solo parce que ki ngay waxal des fois nga waxal nit boo xamante ne dana la man daal bi ma jàppee gis état bi mu changé mesures yi def yëpp dama ne bon kon affaire bi fi ñu ko doon wax eggu fa quoi gis nga kooku moom noonu la jëlee mesure assouplissement fekk état xëj na jàpp na ne au plan économique il faut y a un essoufflement gis na ne il faut une responsabilisation communautaire nit ñi mun ñu dem bañ a vaquer seen occupation waaye wax nañ leen wax ne ku ciy dem booy dugg ci oto jëlal sa matukaay nañ leen wax ne ñiy toog ci garage yi du ñu sol masque wala ci atelier yi dañ ko war a dagg Ndeye Rosalie Sénégalais dañu bari kersa da ngay gis tey ay nit ñi continuer jóge fenn dugg ci biir kër sans bañ a sol masque loolu kenn waratu ko nangu moo tax ñun bi ñu defee affichage dañu defar 10 000 autocollants l'objectif tuuti na de ci Dakar mais c'est de le mettre devant 10 000 maisons pour que nit ñi kuy dugg na raxasu ku mu mënti doon même bu jógee ci këram raxasu bu ñëwee na raxasuwaat na takk maskam tamit distance bi nañ koy respecté te lu dul doxu farata nañ ko wàññi. surtout distance bi je pense que ci foofu xaw nañ ci am problème mu distance bi waaye di nga fi wax yëpp ci stratégie ak innovation mutuelle de santé communautaire yi def ko fii ci Dakar. yan moyen ngeen ci demee. waaw moyens yi moom xaw na des moo tax ma ne lëkkaloo bi foofu lay amee solo ñun bi ñuy njëkk jóg dañu jógee suñu moyen bopp parce que comme ni ma la ko waxee mutuelle yi par exemple Dakar nga xam ne man maay président union départementale de Dakar dañu jël mutuelle yi dugal leen ci commune yi bi ñu leen defee ba pare ñu jël président yëpp dajale leen au niveau départemental muy def leen conseil d'administration muy union départementale ñu ne yow union boobu yaa yore faju hôpital kon ku cotiser juróom-ñaari téeméer état da lay cotiser juróom-ñaari téeméer ci union boobu ne union yow yaa yore faju hôpital mutuelle bi kat na nit natt keneen natt ku ci feebar ñu faju foofu moo tax facture yi mutuelle yi ñoo koy fay ci poste de santé centre de santé yi kenn fekk siw leen ci bu dee nag facture hôpital loolu état moom moo ci dugal loxoom ñun ñu ne nañu jël suñu propre moyen dem ca deuxième moyen bi ñu am mooy appui USAID dañu am vraiment ci santé communautaire ay relation ak ñoom parce que dañu signé convention ak district yi sur la santé maternelle
ak infantile ñu ciy def ay sensibilisation ñoom appuyer nañ ñu ci caravane yi bu ñuy def caravane ñu jàpp ci sono bi ñun ñu dugal ñoom ñu dugal ci seen loxo et li ci des ñun suñu engagement la yooyu ressources yooyu moom la ñu utiliser léegi deuxième phase yi ñu nekk nii par exemple ñun femmes biscuiteries yi maa ngi leen di gërëm par exemple dañu dem waxtaan ak ñoom ne leen dañu bëgg ngeen produire eau de javel ñun ñu jox leen les moyens ngeen produire ñu jël ko séddale ko daara yi fii jàppale ko askan bi ba ñu jëlee loolu ñun ñoo jël suñu moyen def ko ànd ci ak ñoom ñu defar ko ñu distribuer moo dama ne Ndeye Rosalie tey bi ma gisee saabu bi ñuy joxe yëpp dama ne tey ci riposte locale buñ ko teeloon jiite kuréel bu nekk am na ko commune bu nekk ay femmes yuy defar saabu yuy defar omo yuy defar eau de javel ñooñu buñ leen maire yi jàppale partenaires yi jàppale leen ñu defar ko non seulement njëg bi dina gën a yomb mais ñoom sax dina leen may tuuti koom-koom loolu bokk na tamit ci li xeex ma te bokk na ci li leen di gën a impliqué. est-ce que c'est trop tard pour ñu promouvoir ko. c'est pas trop tard man bokk na ci message yu may lancé il faut ñu jàppale acteurs yi ci quartier yi les femmes yiy defar omo yiy defar saabu yiy defar eau de javel ñu jàppale leen boo xoolee alcogel yi au début nit ñi dañu foogoon ne voilà mi ngi am rupture mi ngi am fii mais après les gens ont trouvé la solution di ko defar mais waxuma nag ñu defar artisanal ay alcogel loolu dafa am ñu ko moom mais école yi laa wax ay école polytechnique et autres defar nañ ko bi ñu ko gisee kuy wàññeeku na masque yi tamit bi mu demee cher thermoflash yi doon jar 25 000 dem ba ay 100 000 francs ban solution la ñam la solution artisanale ñu defar ko tant bien que mal xam nañ ñun nu mu ñuy protéger ak nu mu ñu dul protéger mais c'est une solution ci geste barrière yi noonu la ñu war a fexe organiser askan bi appuyer leen pour que au niveau local nit ñi di mën a defar di ko séddoo di ci jàppale ba pare nag di ci am lu ñu yóbboo seen kër loolu dina tax xëy na combat bi ñoom ñu gën ci sentir seen bopp. bu weesoo defar beeg yooyu tamit ndaw yi nga xam ne dematuñu école ñu mën a nekk ay sentinelle mën a yedd seen yenn morom yi ku génn nar a dem boutique même bu dee à 2 pas solo masque ñu ñaan la ko ci njekk ak teraanga ne la nga la dellu rek sol sa masque ñëw mën a dem. voilà gis nga loolu tamit man ñaari chose laa ci wax gis nga état rek la ñun ñëpp xam nañ ne am na loo xam ne ku ko def yoon dal sa kaw bu ñu nee nag daf ñuy bàyyi ñu doxe suñu soxla dañuy bàyyi ñu liggéey dañuy bàyyi ñu dugg ci transport bi ndax transport bi mateew ko ba nga xamante ne bu ñu defee kaar yi rek ne genn wàll ci dugg ñu bëri duñu mën a dem. ñu bàyyiwaat nit ñi ñu dugg ci. dañu war a exiger ci espace public nuñ fa mënee tere tux cigarette ndax day lore ñu exiger sol masque bi suñuy doom ñu yar leen xam nga tey boo xoolee ay xale yu ñu leen jàngewuñu ak ni jàng amee solo nit ñi di xalaat nu ñuy sauver année blanche nga gis ay xale di football ci plage bi nga gis leen ci mbedd mi foofu waajur yi tamit foog ñu sensibiliser leen. ñun nag position bi ñu nekk mooy xamal nit ñi kat xale yi am na ay cas asymptomatique ay porteurs sains yi ñuy wax mun nañ koo am wàlle fekk amuñu ci benn signe ndax corona war nañu jàpp ne soxlawul nga am feebar bi pour wàll ko nit mën nga laal foo xamante ni ko am feebar bi laal na ko virus bi nekk sa loxo yow boo demee dugg ci kër ñu am fulla ñu ne la raxasul nga raxasu dañ ne ci yow waaye ka nga joto jaaroon ba dem teg fa sa loxo wala keneen mën na ko jël bu sàgganee laal bëtam wala bakkanam gémmiñam jël na ko kon lu sew la contagion bi dafa gaaw te lan la ñu seetlu ku am corona ku mu koy wàll yaayam ku mu koy wàll jabaram ku mu koy wàll doomam kon nit ñi ñoo war a jàpp ne tey laam-laamee feebar bi am na wala amul Sénégal dépassé nañu loolu nañuy xool conséquence feebar bi ba pare éviter la stigmatisation ndax bu ñu demee ba ku ko am di làqatu bañ a dem hôpital ba di daanu ci mbedd mi ngeen dégg ñu naan am na personnel médical yu ko am sax ñemew ñu ko wax lii dara ñaaw ci feebar jombul kenn te la preuve ñu ko am dans le monde ñëpp ay kilifa lañu loolu du seen salte du seen sàggan waaye loolu xëy na yàlla moo ñu ci bëggoon yee moo tax daal man jàpp naa ne acteurs communautaires yi damay lancer waat message bi et di remercier la région médicale parce que bi Covid bi amee gouverneur oote Ndeye Maguette médecin chef région médicale daf ñu convoqué ko ñun ñëpp képp ku jiitee kuréel rek ci communautaire bi oo na la ñu waxtaan ci après nag dañ ne woon mënuñu continuer réunion yu yaatu noonu ndax Covid parce que instant boobu ci foofu la ñu toll woon ñu ne nañu responsabiliser tout le monde ku nekk ci sa domaine nañ ci góorgóorlu jàpp ci mais tey heure bi fi mu ñu toll man dama gëm ne
faw ñu lëkkaloo pour que ñu jox exemple boobu askan bi ñun li ñu bëgg a def nii caravane bi union départementale des mutuelles de santé da ko porter par exemple à Dakar na ko bu Pikine defee Guédiawaye ak Rufisque ñun lu ñuy jël mooy tous les acteurs les bàjjenu gox relais waa diplôme santé communautaire waa Croix-Rouge parce que ñoom dañu leen jàngal tàggat leen ci ni ñuy demee sur le terrain ak mesure protection ñu encadrer li ñuy def bu ñu demee foofu tamit jeunes yi fa nekk déjà dinañ leen defal 2 jours de formation ñu àndandoo dem sur le terrain on va distribuer des masques am na alcogel yu ñuy joxe ci yenn garage yi ak autres joxe ay lave-mains mais message bi mooy teg leen lave-mains yi teg leen kuréel fexe leen ba nit kuy dugg fii kuy utiliser service na faju tey tijjiwaat nañu salon de coiffure suñu mbokku jigéen ñi war nañu xam ne bopp loxo koy defar kon kooku kat war na raxasu yow mi fay dem toog nga raxasu yow mi muy defaral nga sol masque moom li mu lay liggéeyal terew koo sol masque loolu bu amee ci mesure yooyu la ñuy utiliser ku ñu defar ba pare ñu nettoyer ko nit mën na def liggéeyam bu mucc ayib yu mel noonu ci lañ jëm moo tax affiche yëpp dañ ko bëgg a def ci salon coiffure yi ci boutique naar yi ci arekaar yi waxtaan ak askan bi ñaaxaat leen mais état tamit jël matukaay parce que am na lu obligatoire loo xam ne nag état moom moo ci war a taxaw gis nga port de masque bi du ay caaxaan. état rek ci mën dara. état moo war a jël ay responsabilités ci waxuñu ñu ñuy dóoraate waxuñu ñuy jàppaate amende et autres tout ça mais cas yu mel noonu faw ñu gën ko visualiser. les indicateurs également sur les malades nañ ko wax ñu partager ko gis nga loolu bokk na ci réveiller nit ñi parce que corona dafa nekk maladie boo xamante ne nit ñi des fois duñ ci teg seen bët waaye lu tax aji màkk amul umra amul ñu tëj suñu jàkk defuñu suñu ay gàmmu ak suñu ay loolu Ndeye Rosalie jàpp naa ne dañ ci war a taxaw Sénégal romb na la barre des 50 te ñun ñëpp xam nañu difficulté yi ñu am actuellement structure de santé yi nga xam ne moom la ñu dédié à la Covid-19 yëpp ñu ngi fees ñu ngi débordé kon xam nga lan moo fi am solution ñaax askan bi mais dem ci leader religieux yi coutumiers yi ak yooyu yëpp waxtaan ak ñoom avec des indications et des chiffres ñu impliqué wu ñu jàllale message ñu on a prévu caravane bi ñuy def maire commune bu ñu dem le maire dina génn jàllale message bu mu nee ànd ak ñun sax sur une partie du parcours mu def ko ñu dem ci garage yi dem ci fi mécaniciens yi nekk dem ci marché yi dem ci siège mutuelle de santé yi mais jël circuit fu zone d'affluence nekk dinañ fa dem taxaw waxtaan bu ñu paree loolu nag ñu xool quartier yi nga xamante ne xam nañ ne am na ay cas communautaires yu bëri ñu def fa taxaw liggéey ci quartier boobu te cas communautaire yi tamit message bi ma ciy lancé le ministère de la santé tuuti nañ ci pour def ko nag mais dañu am benn xalaat faw Sénégal protection données personnelles c'est vrai sutura beex yëpp baax na waaye loo xamante ne nag dafa mën a lor askan boo xoolee ni ñuy dundee faw lenn mënutul ñàkk cas contact yi ni ñu leen di suivre gis nañ ko cas importé bu ñëw isolé nañ la xool la léegi ku am ñu xool ñan nga amoon contact ñu jël teg leen fenn bu njëkk ba état doon ci dépenser lu bëri ñooñu léegi dañ leen di confiner seen kër bu ñu leen confiner seen kër war na am ay mesures de surveillance et autres parce que nit ñi des fois kër gu ñu confiné bon boo ñëwee mën nga ko bañ a xam. kon faw ñu jël matukaay ci loolu mais deuxièmement le suivi est-ce que cas contact yooyu wala nit ki am ñi mu wax la contacter war nañu gën a approfondir enquête boobu parce que cas communautaire yi ni muy bëree nii loolu man pour man soit am na faille dans le suivi des cas contacts parce que liste bi nit ki fan la demoon fan la jaaroon fan la loolu dañ ko war a informer am na cas boo xamante ne am na demoon na tel banque demoon na tel lii demoon na tel lii loolu dañ information yi dañ ko war a jàllale nit ñi gën ci bàyyi xel pour man. parce kon daal li ñuy def suba su nekk 10 heures war nañu romb loolu jëm ko gën a méngale ak ni situation bi toll ci jamono ji damay fàttali auditeurs yi rek nga may ma. ne ñu ngi suivre seen émission stop coronavirus tey ñu ànd ak président union régionale des mutuelles de santé communautaire de Dakar Moustapha Mbengue donc ñi bëgg a participer contribuer mën nañu woote ci 88 628 98 98 ci cas communautaire yooyu la ñuy ñëw mais aussi nga defal ma yow sa appréciation yaa ngi ci woon. appréciation ci ni feebar bi di lawee
wax nga ne cas communautaire yi ñu ngi bëri ñoom moo xaw a compliqué daal ci gestion bi ci nu ñuy suivre ñoom aussi seeni ay cas contact. waaw man le processus de suivi des cas contact ñun dañ ci doon waxtaan ñu ne peut-être war nañ gën a ratisser large war nañu gën a def enquête bu gën a détaillé ci fréquentation ci avertissement yi ci sites yi par exemple yu mu demoon yu ñu jaaroon ci personnes fréquentées yooyu xam nga lu tax ñun sénégalais seetlu bi ngay njëkk am mooy ñi ko fi njëkk indi ci cas importé yi bu dee tubaab wala ñenn ñi benn nit lañ koy wàll ñaar. mais gis nañ ci kaaw bi yenn nit yoo xam ne rek wàll nañ ko plus de 20 et quelques personnes te xëñ na ñooñu man dama jàpp ne ñooñu ñi amoon contact ñooñu jot nañu am contact ak ñeneen c'est vrai que c'est difficile man xam naa coono bi ci am parce que boo xamee ñoom personnel santé li ñuy daj yow même boo xalaatee ne lii faay la parce que gis-gis rek la mun na am gis-gis boobu sax jaaduwul parce que du lu nit xalaat rek ne loolu moom moo war a nekk mais dama jàpp ne pour man war nañu gën a approfondir parce que ce n'est pas normal cas communautaire yi ni muy proliférer wu à Dakar par exemple tey Dakar bu ñuy xoolee c'est vrai que nañuy wax territoire bi li fi nekk ci population bëri na ni ñu promiscuité bi mais am na ay yeneen zone yoo xamante ne da ngay jàpp ne foofu sax nga doon tiit mu gën a bëri mais nga ñëw gis ko ci yeneen xëy na mesure yenn yi par exemple district ouest man jàpp naa ne ba ñu gisee mu bëri fa loolu confinement zone boobu xëy na doon na régler problème après ñu ne district sud mais léegi gis nañ ne rek ci département de Dakar rek y a plus de 2000 et quelques cas mais yenn solution la ñu ci war a jël mooy ñu responsabiliser la communauté bi am na ay leader bu ma demee Yoff ba nga xamante ne samay mbokk falaa cosaanoo même bu ma fa dëkkul jaraaf yi ñu ngi fa saltige yeex ñëpp ngi fa il est heureux que le ministre commence à le faire tey war nañu taxaw ñooñu ñëpp ci quai de pêche ba ci ñi nga xamante ne ñooy acteurs ci quartier yi parce que ñoom ñëpp dañu am ay délégué de quartier am chef de quartier am outil ñooñu lu ñu war a dajale la sensibiliser ñu def fa vraiment focus jël fa ay mesures ci mbedd mi ci marché baax ci yooyu parce que les zones les plus touchées il faut mu am ay mesures ci butiku naar ba nga xam ne fa la nit ñi di jaaree di dajaloo di jënd di jaay ci donc loolu ay mesures yooyu pour man war na gën a sévère et loolu nag état moo ñu ci mën a dimbali mais xam nga lan lay def information bi d'abord. mais information bi est-ce que fu mu toll nii c'est pas trop tard parce que ñi gëmul woon gëmuma ne ci jamono ji dinañ gëmati ñi gëmul woon ba waxtu wi ne coronavirus amul. est-ce que amati na loo leen di wax ba ñu gëm ne am na xëy na tamit li xel mi mën a nangu mooy neel nit ki am nga droit bañ a gëm. waaye di état tëral nga gëm ñàkk gëm lii moo fi am mooy sol masque. waaw na nga ko respecter mais sa liberté bañ a gëm. may nañ la ko parce que tamit. waaw mais on a fait du chemin jusque-là. jusque-là beaucoup de gens n'ont pas cru à ça. moo tax man pour man fi ñu toll mooy dañu war a mettre à jour les messages ci campagne de sensibilisation parce que tey jàpp naa ne Sénégal ku nekk xam na ne raxasu bi dafa am fondamental loolu du deñ fu ñu wax dañ ko war a waxee parce que moom mooy tax virus bi du nekk sa loxo nga mën a laal fenn bàyyi ko fa wala nga nuyoo moom kenn waxatu ko parce que jàpp nañ ne kenn defatu ko. mais raxasu bi nit ñi doon nañ ko def mais gis nañ ne bàyyee ko am na ci. ma ne pas plus tard que ce matin man nit ñëw na sama kër ne ma fu ma jógee léegi dama raxasu ma ne ko loolu sama yoon nekku ci mais da ngay raxasu ñu toog wax parce que doo dugg sa kër di ma mettre en danger sama biir kër nga ñëw boo ko fi bàyyi woon. sama waa loolu amul ci kers raxasu bi takk masque parce que masque bi ni ñu njëkk a jàpp ne. yow da ngay protéger keneen ki waaye moom tamit da nga koy exiger mu protéger la parce que bu dee yow yaa ngi takk masque artisanal nii yow bu fekkoon ne am nga virus bi sooy waxee tey jii dara du génn ci yow dem ci moom. kon affaire bi fii lay yem parce que même bu dee masque artisanal moom tamit dafa war a fexe sol masque ba moom bu waxee dara du ñëw ci yow parce que yow masque bi nga takk mu nekk masque morso kese. bu fekkoon ne virus dafa ñëw dal ci loolu mënu koo tere mu jàll. kon nag li mu mën a tere ki koy sol bopp moom ma ngay protéger keneen je te protège kon protège moi moo tax ñu ne aar sa bopp aar sa njaboot aar askan wi message yi tey jii fi mu war a toll ci communauté bi mooy ñu jéem a wax nit ñi lan moo mën a indi transmission communautaire marché yi bu ñu bàyyee nit ñi dajaloo. bu ñu bàyyee nit ñi dugg fa te du ñu raxasu
bu ñu bàyyee nit ñi dugg fa te du masque du am mais marché kenn mënul fexe ba affaire ba du fa law bu dee ci garage bi ñu ngi bàyyi nit ñi parce que dañoo yàkkamti ngoon la ñëpp dajaloo ni tàncaloo pour dugg ci oto ñu buuxante sax pour dugg mais kenn mënul fexe ba duñ ko wàllante ci foofu kon dafa am foo xam ne communication pour un changement de comportement loolu dañ ci war a veiller tey jii état garage bu nekk war nañ fa ASP ñu ngi fi wala ay policiers fu ay nit taxaw ci yenn garage yi la joor man kenn waxuma ko maa ko gisal sama bët yaa 15 jours loolu ma gis noonu loolu doy na waar. boulangerie bi mu fi amee wax nañ ko ci biir koor gi ce qui s'est passé donc yooyu bokk na ay facteurs yu mën a favoriser la transmission communautaire ñu ngi xalaat tijji école yi mu am ay enseignants yu ko am ñu tëjaat ko amoon na dispositif yu ñu defoon na askan wi ni ñu continuer woon nettoyer école ñu def ko maa ngi lay wax sànq ma am lu ma fàtte mutuelle de santé yi ñun jël nañu partenaire nay de Fito ak Regard Global Service ñun ñëw wax ko maire de Dakar ak Grand Serigne est-ce que xam nga ne ñun ñoo désinfecté grande mosquée de Dakar ñoo désinfecté mosquée omarienne ak kii institut bi fa nekk centre pour talibé yi foofu ñun ñoo désinfecté zawiya El Hadj Malick bu Lamine Gueye ak jàkka xaadar bi nekk foofu ñun mutuelle de santé partenaires yooyu ñu ànd ak maire ville de Dakar ñoo désinfecté mosquée bi nga xamante ne moo nekk booru salle de vente ak mosquée bi nekk koñu Sandiniéry ci jaaykat yi ñun kese ñun ñoo ko def ànd ci ak partenaires yooyu ak bu ponti bi nga xamante ne moo nekk ci biir ponti bi fi ñuy jaay masque ça on l'a fait ça c'était pour anticiper sur l'ouverture des mosquées mais bi ñu fay dem gisoon nañu yenn mosquées yëpp tëju na mais xam nga lan la nit ñi fàtte douche yi fa nekk jaaykat yeex ambulant yëpp fa la ñu dem di jam di jàppee fa la ñu dem di utiliser toilettes yi kon c'était important ba pare heure jàpp jot gaa yëpp duñ fa doon jàpp ci perron jumaa yi et je parle à la rajo ñu ngi ci àndaloo ndax ay kilifa fa la gaa yi doon jël satale boo jëlee njàpp ma jël jàpp bu fekkee ne ñun raxasuñu woon saabu mais loolu transmission la jumaa cëriñ ñoo ko def ak sanc ba siège collectivité lébu ma ciy gërëm Grand Serigne de Dakar def ci àndox ñun gunge ñu loolu yëpp bokk na ci action yu ñuy def parce que ñun dañu ne woon nañu dem ci site religieux yi nañu dem ci daara yi nañu dem ci fi nga xamante ne fa la askan wi di nekk pour ñu waxtaan ak ñoom léegi nag action yi ñu nar a def am na plan d'action moom ne dinañ ci ñëwaat xam naa fii wax leen ko balaa ñu koy dérouler semaine prochaine incha allah. waaw li ñu desee ci simili bëriwul mais bëgg naa ñu dellu si ci plan de riposte bi nga xam ne ministère def na ko commencé par état d'urgence def ay mesures de restriction ñu dem ñu toll ci mesure d'assouplissement bàyyi yéegal couvre-feu ak yooyu est-ce que yaakaar nga ne dinañu dem ci jamono joo xam ne dinañu passer d'assouplissement delluwaat ci durcissement parce que comme ni nga ko waxee nii nit ñi dafa am relâchement dafa mel ni ba ñu déggee vivre avec le virus rek dañoo ne kon mbir mi garaawul gëm nga ne dinañ dem ba dëgëralaat wala nii la ñuy wëyee rek ba xëy na bés bu fi feebar bi di jógee. waaw pour man gis nga Dakar bu ñu changé wul comportement situation dina toll foo xamante ne dina am ay mesures yu metti yu gars yi di jël parce que moo tax ma ne responsabilisation ñaar la dañu ñaax actuellement askan wi ñu ne les acteurs communautaires dañu leen responsabiliser moo tax actuellement avec ou sans moyen ñu ngi ci dem mais il faut gars yi tamit ñu réorienter waat les ressources que les gens appuient les acteurs communautaires convenablement les gens ne demandent pas la lune mais mënoo def caravane tey amoo ndox boo naan mënoo jël ay magum jëmm ñuy dox ci terrain bi te doo leen def ñun ñu ngi koy def avec nos maigres moyens et li ñuy demander mooy ñu def ko mais état pour man su jëlul ay mesures ci garage yi ci marché yi ci oto yi ñuy gis ñu commencé léegi di commencé di surcharger bu ñu jógee fële nu mu tudd ci Kër Dior et ça moi je l'ai vu parce que ñun suñu oto mi ngi toppoon ci yooyu oto bi ñëw ba rond-point Foire muy moytu ay benn montage policier ça il faudrait que gars yi bàyyi ci xel et ku contrevenir à ça dañ la war a taxaw te Ndeye Rosalie gis naa lu ma yéem moo tax man peut-être foofu laa amee espoir ci fi ñu jëm mooy dama déglu benn audio yu doon jàll ci waaju ñuy ooye patriote muy wax ci Sénégal mu yàgg muy wax ci affaire Lamine Diack bon bi ma jotee message bi ak kii ma ne cay gars yi ñu ngi woon ci George Floyd mais ñu ngi wax mais xoolal ki ñu teg daan bu jaarul yoon ci États-Unis noir ñun ñëpp xamuñu ko
niñ ko def bu mu rey mu touché ñu. Amérique yëpp jóg di génn ci mbir nit ñi dem nañ ba fàtte mbas bi di dajaloo par des milliers de personnes waa France di ko def Europe ñëpp rek ndax kii dañ ko teg lu dul yoon gis nga nit ñi mobilisé wu ba Sénégal ñu koy def fii waaw kooku ba muy wax ci Lamine Diack dama ne c'est vrai que ñun sportif la ñu te kii doomu Sénégal la war nañ ci def ma bind ay message rek ci Facebook partagé ko ci site sport yi ma bokk ak groupe WhatsApp mais réaction bi ma ci gis après ñenn di ko bind j'ai dit pourtant Sénégal yi parfois xëj na jaaruñu par le bon canal. li ñu décidé ñun mooy dañu ne daayira yu bëri amoon na daayira yi amatul on va aller dans les quartiers demander ñi am daayira ci seen groupe WhatsApp yi nañu fexe bay relayer les bons messages man Revocap dama ci bokk. Revocap professeur Seydi dañ daan jël ay messages am ak ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne kilifa lañu di ko jël bu ñu xoolee les bons messages ñu koy partager mais da nga koy partager nga gis muy démultiplier pourquoi pas aujourd'hui le combat sur les réseaux sociaux bi nga xam ne ñëpp a koy utiliser ñu xool groupe yooyu yëpp nu ñu leen di organiser pour que régulièrement ñuy jot message yi mais mu am ay formation en direct en ligne yoo xamante ne dinañ ci ñaax suñu jeunes yi surtout les jeunes. En parlant de bons messages tey jii rek jot nañu ci suñu ay réseau journaliste ak ñëpp daal ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu riposte bi message bi je le cite ndax ci tubaab la ne la situation sur le plan des contaminations n'est plus vraiment maîtrisée. Les autorités ont beaucoup de mal à suivre du fait de la multiplication exponentielle des cas que ce message vient d'un certain docteur Sy bu ministère de la santé. Donc bi ñu wootee ministère ñoom ñu démentir ne lii fake news la te message bi yegg na fépp ñuy wax ne feebar bi fu mu nekk nii dafa ëpp loxo Sénégal mënatu ci dara genre message yi nga xam ne mu ngi jóge ci doomu réew ñi toog rek imaginer ko nii te xëy na sa doo docteur ñu partagé ko alors que on est à l'heure de la sensibilisation yéen ñi nekk di xeex guddeeg bëccëg pour sensibiliser nan ngeen koy apprécier. C'est extrêmement grave yu mel nii man moom laa wax ne état xëy na toll na foo xamante ne maslaa bi bëri na mais lii dañ ko war a sanctionner sévèrement pour décourager yu mel nii parce que ni mu mën a lor a bëri te xam nga dañu toll ci foo xam ne ci processus waruñu fragiliser nos autorités mais waruñu fragiliser également ñi nga xam ne ñooy acteurs yi di ci sonn di liggéey. ñu jël ki nekk ci ligne bi donte sax waxtu wi jeex na mais nañ ko jël rek asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay sëñ bi noo tudd wala fooy Sougou laa tudd Makhtar Sougou. voilà damay woote comme li ma la doon wax bi nga invité Ngoné Sarr rek. Ngoné Sarr di encourager di jaajëfal Moustapha Mbengue. parce que vraiment yàgg na nekk homme de terrain depuis temps ASC Grand Yoff donc voilà di ko jaajëfal daal. jërëjëf di ko encourager ak yéen tamit Sud FM. parce que affaire bi nii la le combat est communautaire. voilà buñ ci jàppee dina baax quoi. voilà merci. jërëjëf pour vous encourager. merci beaucoup jërëjëf sëñ bi Sougou ci ñetti simili yi ñu dese rek Moustapha Mbengue yi ngi doon wax ci fake news yi nga xam ne lépp lu ñu jot a defar rek naam lépp parewul da koy yàq. waaw fake news dafa doy waar ñu ngi mel ni yeneen comme message yu ñu doon wax rek moo tax ma ne ñuy relayer les bons messages moo tax c'est important. ñu defaraat xoolaat message yi am na message yoo xam ne amatul impact ci population bi message yooyu dañ ko war a jëlaat xool ñun am nañ ci ay proposition ñu teg ko même professeur gis naa ñu nekk ci santé ñoo xamante ne des fois tamit nga gis ñu am position ci affaire virus bi am na fi mu créer ay controverses ñooñu sax ñun dañ leen di demander ñun ñii nga xam ne acteur communautaire rek la nous venons en appoint duñu ay spécialistes de santé ngir yàlla suñu amee ay position yu ñuy waxtaan nañ ko jaarale seen comité scientifique yooyu nañ ko dem jàllale ñi nga xamante ne ñoo koy gérer parce que loolu tamit day indi jiixi jaaxa ci askan yu message yi nga xamante ne dafa doy waar moo tax ñuy inviter le chef de l'État ni mu ko defoon ak politique yi il faudrait que le président s'adresse aux leaders communautaires su dee dafay mën a envoyer ay ndaw ñu def ko tey jii ñuy tijjiwaat jàkke yi ak jumaa yi am na ñuy julli am ñu julliwul mais foofu les messages tamit dafa war a di jàll foofu comme ni ñu ko daan defee ci xutba yi ñu wax nit ñi ne tey fii àdduna toll il faut gox bu nekk xam ne boppam lay sàmm aar sa gox sàmm sa gox mooy dispositif lavage ci koñ yi koñ bu nekk war na am bopp koñ ñu fa dëkk kuy dugg ca koñ ba raxasu
ku fay génn raxasu mu nekk ci buntu kër yi ñu toppatoo ci suñu set ci kàddu bi ndax ñu ngi jëm ci nawet bi bu ñëwee bu fekkee ne dafa fekk salti ci mbedd mi mënuñu xeex mbas boo xamante ne set da cee bokk te fekk defarul ñu te dina indiwaat yeneen feebar yoo xam ne nawet bu jot day ànd ak moom. voilà moo tax ASC yi ma fàtte woon sama partenaire yooyu ëpp naa def parce que ñun dañu lancé woon ak ORCAV lu ñu tuddee seemi nawetaan pour jël joueurs yi football yëpp ci 1750 ñu utal leen couverture 6 mois bu ñu feebaree mën a faju am na programme bu ASC yi def pour xool ñoom tamit nu ñuy dugalee seen loxo ci loolu ñu ngi waxtaan nag sotteegul mais li ma mën a annoncé mooy ñun am nañ convention ak Croix-Rouge c'est acté léegi moo fi jógee ñun ñoo am nii réunion pour finaliser les diplômés en santé communautaire man dama la leen di recommander fortement ndax xam-xam biñ ci am man jàpp naa ne ñun nañu terrain bi xëy na xam am nañu message yi mais dañu soxla sax ñun seen orientation surtout appropriation bi parce que combat bu mel nii foog population bi approprié wu ko. pour ñu mën ko doxal quotidiennement ku nekk ci sa gox. jërëjëf Moustapha Mbengue waxtu wi moo ñu dab may fàttali ne yow yaa jiite union régionale des mutuelles de santé communautaire fii ci Ndakaaru di jaajëfal sëñ bi Sougou nga xam ne woote na ak. Alassane Wade mu féete woon ci machine bi jaa ngeen jëf.